fan ak juróom-ñett si koriatum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar njolloor gi li ci gën a fës di mécaniciens yi nga xam ne ñu ngi si diwaanu Thiaro yi ñoom nag jamono ji dañoo nekk si jafe-jafe dëgg ndaxte juróom benn hectare yi nga xam te ne fan lañ ñëbb woon ginnaaw bu ñu loroo si autoroute à péage bi toll nañ ci ñetti téeméeri mécanicien wala lu ko ëpp ñoo xam ne dañ leen fay déguerpir beneen yoon te loolee dëppul ak yoon waral nag ñuy ñaxtu seenam ñaxtu si njëlbéenu xibaar yi kuréel gi ëmb ñu yëngu si wàllum pétrole ak mine di club pétrole ak mine nag ñoom dañoo amal ab lël ni ki démb di ab lël boo xam ne dellu si waat nañ nag si yoonal gi nga xam te ne bii moo jëm si manduwaar yi nga xam ne ñoo nekk si réewum Sénégal si noonu nag ñuy samp ab laaj si li nga xam te ne bii moo di njëriñ li boobule loi am ak ni nga xam te ne bii noonu la tëggoo si réew mi ba lépp lu fi beqee si wàllum pétrole ak mine ñu xool naka lañ koy mën a doxalee si wàllum yoon ak yoonal ñi nga xam te ne bii ñooy yëngu si wàllum luy am woto di gëstu bi nga xam ne moom la ñu jeexalee xibaar yi dinañ ci dem fekk leen ak li nga xam ne moo aju si boobu la liggéey jafe-jafe yi nga xam ne moo si lalu ñi nga xam ne dañ leen di luyee ba pare daw ak seen i woto nan la ñuy def ba xeex ak lu ni mel loolu lépp si gëstu Ngor Diouf si jeexitalu xibaar yi mbokk yi lii mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jataay nees kiis ñu def si faram fàcce. mécaniciens yi nga xam ne ñoo jóge woon ci diwaanu Thiaro yi autoroute à péage bi tax ñu jële leen fa yóbbu woon leen nag fi nga xam te ne bi moo di sa Bargny sendu lu toll si juróom benn hectare yu ñu leen joxoon dafa mel ni nag ñoom ñi ëpp ñetti téeméer ak juróom-ñett fukki mécaniciens nar nañ leen jëlewaatee foofu di ab benn déguerpissement boo xam ne leen faa fekk nag loolee dëppul ak yoon buñ sukkandikoo si ki nga xam ne mooy seen kàddu Babacar lay wuyoo si micro Babacar Seck lañ koy teeloo seen naqar bi nga xam ne ñu ngi koy dund. bu nu amee surtout 6 hectares fii ci Sendou mécaniciens yi dañ leen sonal ci dëkk ci toxal dàq mën naa wax ne ci nguuru Macky Sall presque mën naa wax ne léegi mu am fukki at musuma cee dégg benn recasement dàq rek li ñu dégg dàq rek recasement bii lii ñu am benn waaye ju ñuy wax Dame Diané ne ci moom ñëw ni ci site bi jël ko di liggéey port bi 300 et quelques pères de famille nga bëgg leen piétiner jekkul rafetul ñaareel ba mooy sonn nañ lool ouvrier yi sonn nañ lool te actuellement nii président laay waxal de président de la république son excellence Macky Sall man moom laay woo ci kayit yu leer nañ la ñu am ndax ñun ay pab lañ personne affecté par l'autoroute à péage ndax cantonnement de police lañ fi def mu mel ni kon moom ñagam la du sunu ñag boobu ba léegi nag saa yu ñuy ñëwee ñoom ñoo ñu fi jële loolu nag dañ ko war a leeral sonn rek ku war a liggéeyoo am nga loo jox sa njaboot mais dugal nañ la ci loo xamee ne lii tortaange la waruñoo toll foofu ci Sénégal. ngeen nekk nu ñoo ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw observatoire bi nga xam ne mooy de sayto ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw nag daan nay tàggat ñi nga xam te ni bi ñoom la ñuy tàggat di ndongo yi nekk si école pénitentiaire di juróomeelu promotion bi tàggat leen nag si lépp loo xam ne moo jëm si sàmm ak yelleef yu doomi aadama rawatina ñi nga xam te ne bi ñooy jëflanteeg ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw sa diwaanu Sébi Ponti ñu teewlu ci Babacar Seck. juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti ndongo yu école nationale de l'administration pénitentiaire bu Sébi Ponti dinañ leen tàggat ci diiru ñaari fan ci ak yelleefu doomu aadama tàggat boobu ñu ànd ci ak Amnesty International bu Sénégal. mais dañu war a renforcer capacité wu kii waa élèves ENAP bi ci lu ñuy wax droit humain yi c'est-à-dire ak yelleefu doomu aadama yi ou alors ñi caabi féete ginnaaw. pour jàngal leen pour wax leen ne dañ leen war a toppatoo bu baax warul am toroxal métital ak yooyu waru ko am loolu convention des Nations Unies daf koy tere te ñun état du Sénégal dafa ratifier convention bi. nguuru Sénégal mu ngi may ay gët ak yelleef ñi caabi féete ginnaaw. am na loo xam ne ñàkk nañ ko parce que nekkoon nañ ci biti nekk seen liberté ñu jël dugal leen donc ci kaso yi donc foog aussi ñu mun leen toppatoo ba nga xam ne ëllëg ak si biir suñu génnee ñu mun a delluwaat ci liggéey ba ñu nekkoon wala ñu dem wuti liggéey parce que loolu si insertion lañ koy wooye maanaam lu am solo la te loolu yëpp foog naa ci jàngat bi la nekk. te jàng daal lu am solo la ci dëkk.
loolu tàggat bi ñëw na ci waxtoom ndax juróomeelu promotion bu l'école bi ñu ngi waaj a génn. waxtu bu ñu ñëw nag ñun rafetlu nañ ko parce que ñi fi nekk ñu ngi waaj a génn dem nag ci kaso yi donc booy dem ci kaso yi laaj na nga yóbbaale ngànnaay yu dëgër xam-xam mais aussi vraiment ay pratique yu leer ci li ñu jot a jàng bu ñu demee pratiquer ñu mën ko exercer foofu loolu donc dañ ko rafetlu ndax war nañu xam seen yelleef ndax buñ demee ak xamal ko ña fa nekk bañ ko ba pare di ko protéger ñi ko amul ñu xam ne am nañ ko itam protéger détenus protéger ñëpp ñi wër ci kaso bi parce que aussi c'est pas seulement les détenus. ci fàttali observateur national des lieux de privation de liberté nekk na kuréel gu moom boppam ci saytu nekkinu ñi caabi féete ginnaaw ak bu ñu leen fay yóbbu. Babacar Seck ñu wax lu jëm si wàllum politique wote yi Touba Mbacké député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom nag fësal na ak bëgg a jiiteem conseil départemental bu Mbacké waaye tamit nekk maire bu Touba loolee nag nekk loo xam ne daan na koy fësal ni ki démb moom mi nga xamante ne bi mooy coordinateur parti bi di Bokk Gis Gis sa diwaanu Mbacké janoom ak taskatu xibaar yi nee na it dinañu samp ak kuréel gu yaatu goo xam ne l'opposition bu ñaa fay faare bu ko defee ñu daal di gañawaat ñi nga xam ne ñoo di pouvoir wa sa diwaanu Mbacké ñu fekk fa góor ndaak lu Thierno Faye. jongante élection municipale yi naka noonu départemental yi door ci département bu Mbacké ci noonee député bi nekk ci pencum ndaw réew ma naka noonu di coordonnateur Bokk Gis-Gis ci diwaanu Mbacké déclaré candidature am ci bopp conseil départemental bu Mbacké. fii nga xamante ni mooy Touba ni ma ko waxee Serigne Mountakha dama am pas-pas am yéene bu rafet ngir bëgg koo jàppale ci commune Touba am programme aussi ndax Touba fi may wax ak yow. budget bi war naa ëpp fukki milliards ak juróom bu ñu ko jaar la yoon xool yenn niis la ñuy jaar pour que mën a sàmm dëkk bi mën a aar dëkk bi muy sécurité éclairage assainissement génn fi mbalit mu mi nga xamante ne dafa nekk si biir dëkk bi yooyu yëpp ngir jàppale sëñ bi ci liggéey bi. naka noonu it Cheikh Abdou Bara Dolly dëggali taxawaayam ngir xeex doxalinu nguur gi léegi. lii fi nekk jële ko fi yomb na lool te fii lay tàmbalee te bu ma ko waxee war na koo gëm ndax démb ba léegi nelawul. ndax ku ne xam na ni lépp lu ñuy làq ci dëkk bi di ko nëbbu di ko luubal di wax askan lu du dëgg dinaa taxaw génn ko wax askan lu dëgg wax liñ ko war a defee wax fi mu jaar wax yoon wi ba nga xamante ni askan dana yeewu. loolu moo tax ñu nommé ma tey rek ma nekk le meilleur député de l'Assemblée nationale ñu war maa jox raaye boobu le 10 juin bii di ñëw ni incha allah kon ndam loolu dama ko delloo Serigne Touba ndax na mu Serigne Touba la. coordonnateur parti Bokk Gis-Gis bu Mbacké ñaawlu it ñàkkum leeraange gi mu nemmeeku ci doxalinu pencum ndaw réew mi. mooy amul transparence bu ñu watee bis duñ ko contrôler bañ na ko ba li nga xamante ni moom nga dégg ñuy wax barki démb mbaay muy 59 milliards yu ñuy jël jënd ko avion présidentiel bi sax dañ koo dëxëñ ci Assemblée nationale ci ministre forces armées député yi wote ko te xamuñu ko moo tax démb ci plénière bi ma wax ministre de finance ma ne ko 2019 ba 2020 amuloo benn kayit boo mën a génne wax ni député yi wat nañ maanaam benn loi wala benn procès pour maanaam jox Macky Sall mu jënd avion amul. ci jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi Cheikh Abdou Bara Dolly di xamle fas yéene na amal coalition bu mag ngir daaneelaat alliance pour la république ci département bu Mbacké. góor nag la wàllum politique élection yi nga xam ne moom la ñu dégmal ci wàllum gox-goxaan yi parrainage du si am ren loolee di kàddu yi njiital assemblée nationale secrétaire général bu parti bi di AFP Moustapha Niasse nga xam ne ni ki démb ci ndaje mi nga xam ne doon na ko amal ak ñooñu partem si la xam ne lu ni mel ne li nga xam ne moo jëm si googalee bàyyale dafay nekk loo xam ne bu ñu ko defee si yoolee élection dina nekk jafe-jafe bu baax a baax si parti yi ñu teew lay kàddoom si micro Abdourahmane Di. Moi, Moustapha Niasse, et le parti que je dirige depuis 22 ans. man Moustapha Niasse mi jiite AFP toll na ci léegi ñaar fukki at ak ñaar jàpp nañ ne parrainage bi lu jaar yoon la te it ànd nañ ci loolee day gën di féddali démocratie réew te sax day may saa su jongante njiitu réew ñëwee ñu mën a moytu bañ am lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti candidat yoo xam ne dañuy seet rek kan moo ci war a dem ak it millions yi nga xam ne nguur gi mën na ko cee ñàkk. booy seetlu mën nañ cee jëlu toll ci 200 milliards ak it médias yi nga xam ne ñoo leen war a topp te bu élection bi jeexee duñ am dara loolee lu ñu war a seetaat la système parrainage bi jàpp naa ni day mën a tax sax ñu segg candidat yi ngir xool ñen ñoom ay chance ngir mën a jiite ak it xool fan lañ ko teg ñun ànd nañ ci parrainage bi loolee lu am la waaye jàpp naa ni local yi ñu jëm parrainage du ci am ma leen di wax lu leer ne parrainage moom du am ci élection locale yi ñu dëgmal. Je vous rassure. Il n'y a pas de parrainage pour les élections locales.
si ajo moo na tekki kàddu yi Moustapha Niasse yooyu si kàllaamay wolof li mu forsa woon na ngi rek yooyu lay kàddu moom Moustapha Niasse di ndaje li nga xam ne parti bi mu jiitee doon na ko amal di AFP ni ki démb doon na nag soñu baax ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ngir ñu yokk seen ndëgër laay taxawaay ndaxte congrès yi nga xam ne moom la ñu dëkk man la ñoo bëgg a yeesal ba ñoom ndaw ñi nekk ñoo xam ne ñoom ñooy nekk si bopp ba waaye nag mu ngay fësal ni li nga xam ne moo di jongante yi ñu jëm ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier atum 2022 di élection locale yi day wéy di nekk si biir Benno Bokk Yaakaar ndaje loolee fekke woon nañu ko Abdourahmane Ly ak Seydina Mbaye. séminaire bu ñu mën a méngaleeg meeting politique bu dajale coordination régionale bu Ndakaaru te bokk ci parti politique bi di AFP muy ab tàmbali dong ci waaj bi nga xamante ne bile parti politique mi ngi koy waaj lii di élection locale yi muy jongante bu war a am façon boppam ci ni ñu koy waajalee gannaaw dal ak yeew gu mët sëkk gu ñu ci war a mën a àndal muy ay tegtalu Moustapha Niasse di secrétaire général u AFP. Vouloir gagner partout est une ambition utopique. bëgg am ndam fépp daanaka loolee mënul nekk jamono yi ñu toll benn parti politique wala benn coalition mun da sax xalaata def lu ni mel moo tax ma jàpp ne loolee kenn sax amul doole ji ngir def ko li ñu bëgg rek mooy te xalaat ne war naa mën a nekk mooy am ndam ci lu gën a bëri ci département yi ak communes yi. Des départements et des communes. ngir mën a yegg ci seeni ay jubluwaay ci bésub ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 Moustapha Niasse ngi woo ay militant wam ci booloo topp bëgg-bëggu coalition bi di Benno Bokk Yaakaar. ñu fàttali nag ne dañu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne président El Hadj Macky Sall moo ko jiite lu ñuy liggéey ñu liggéey ko foofu la AFP war a am AFP war na koy xam laaj ko teg loxo. ni lii dañu koy jox ñu fexe Benno Bokk Yaakaar gagné te AFP gis ci boppam yeneen parti yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar ci seen bopp loolu nag waxtaan ak diisoo moo koy indi AFP ubbeeku na pour waxtaan diisoo téewante loxo ak ñi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar. nagam bile parti politique mairie bu Ndakaaru yitteel na ko kile nga xamante ni mooy secrétaire général u AFP ngi yëgle ni. mbir moomu waxtaanee waguñu ko. L'AFP n'a pas encore discuté. parti bii di AFP waxtaanagul benn yoon ci li nga xam ne moo jëm ci mairie bu Ndakaaru jamono yi ñu toll jëmaguñ ci te bu jotee rek ñi ci war a wax dinañ ci wax. Encore discuter en temps opportun on le fera. dem à la traité ci wàllum politique Moustapha Niasse xalaatu ko. wante mi ngi woo ndaw ñi ngir ñu gën a wane seen bopp ngir congrès yi di ñëw ndaw ñi gën a fës ci poste yu ñu fay joxe. fenn lañ dul dem waaye na ngeen jiitu léegi jël leen yëf yi parce que mën ngeen ko jàng ngeen ko antan ngeen ko waay bu ñu defee congrès il faut changer la direction du parti les jeunes qui sont ici ils vont rester mais ñun mag ñi nañu dandu jot na. dandu ba pare di leen dimbale ànd ak yéen fu ngeen dem ñu dem. daanaka kon alliance des forces du progrès muy AFP fasul yéene dem ca jongante gox yeeg gox-goxaan yi toog rek di seetaana muy parti politique bu waajal bu baax ay militant wam si noonu ñu ngi leen di woo si ñu gën a ubbeeku ñu xam ni ñi fare ci kujje gi duñu seeni ay noon wante seeni adversaire politique dong lañu. L'opposant politique n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Abdourahmane Ly jëm si pétrole ak gaz réewum Sénégal ab kuréel goo xam ne moo taxaw duppee seen bopp club pétrole ak gaz nag daan nañu amal ab lël ni ki dem si université bu Ndakaaru lël boobee nag li ko soxal mooy dellu si waat si li nga xam ne moo di wattuwaay yeeg wàccuwaay yi di loi bi jëm si wàllum li nga xam ne moo di contenu local di li nga xam ne mooy balle si réew mi naka la ñu mën a def ba mu gën a ñoŋ ak li nga xam ne moo ko mën a indil njeexital yu am solo si wàllum koom si réewum Sénégal lël ba ñu amaloon si université bu Ndakaaru di faculté ba ñu jàngee lu jëm si wàllum yoon ak yoonal ñu ngi fa woon ki nga xam ne moo di Pape Mbaye Diaw ak Seydina Mbaye. contrat yi nga xamante ni nguur gi xaatim na ko jëm ci exploitation pétrole ak gaz bi club pétrole ak mine ñoom ñu ngi koy rafetlu buñ sukkandikoo ci président wu club bi gannaaw ba na xoolee contrat yi gis nañ ne contrat yi lu baax la te mën naa amal njariñ askan wi. man dama jàpp ne état bi sénégalais yi mën nañ cee gis seen bopp bu baax. contrat boo koy apprécier daanaka ci clause yi nekk ci contrat yi ngay dem. léegi ci association boobu Petrosen da ci am 10% léegi 10% yooyu buñ demee ba exploiter commencer exploiter
daanaka day am beneen part bi nga xamante ne au-delà de 10% yooyu bu compagnie bi demee ba génnee dépenses yi nga xamante ne jot na ko effectuer ci mbir mi liste des état bi da koy partagé waat ak compagnie bi. bu ñuy wax exploitation pétrole ak gaz nag dañoo bëgg rek entreprise locale yi ñoom it daal di ciy bokk looloo ba moo waral loi sur le contenu local ñu daal di koy voté waaye loi bopp buñ sukkandikoo ci professeur droit bi am na yenn point yoo xamante ni ba léegi application bi dafa des. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Je prends juste l'exemple du transfert de technologie. Les recherches ont démontré que très souvent, les entreprises qui exploitent le pétrole rechignent en tout cas à transférer cette technologie. Il ne suffit pas simplement de dire il faut un transfert de technologie, il faut s'interroger sur le comment de ce transfert de technologie. Ensuite, la technologie, elle a un coût. Club pétrole ak mine nag ñoom nee nañ fas yéene nañoo amal ay sensibilisation ci biir dëkk bi ngir rek ñu wax sénégalais yi lan moo nekk ci contrat pétrolier yi su ko defee rek ñu gën a mën a xam nan la ñuy exploiter seen pétrole bi ak seen gaz. wax lu jëm si wàllum njàngale mi ak ki nga xamante ne bii moo di secrétaire général bu SAMES amaloon ay tànki ni meeku si diwaanu Sédhiou foofee nag dellusiwaat na si li nga xamante ne bii moo jëm si ni jàngalekat yi demee à la retraite dafa bëgg mu nekk loo xam ne lu ñu jeexaleem njàngale ak ñu dugg si ni mu gën a gaaw waaye nag dellusiwaat na si li nga xam ne moo di dàq gi ñu dàq mboolem li nga xam ne moo di jongante yi si réewum Sénégal si wàllum njàng meeg njàngale mi moom Sawru Sène kàddu yu mu yëkkati ñu teewlu si Ousmane Demba. njiitu kuréel syndicat bu ñu duppee SAEMS ŋàññi na bu baax ay yéexital ñu ràññee ci wàllum keetu jàngalekat yi. dañuy laaj ay dossiers yooyu di traîner lenteur administrative yi dafay am ba léegi. ci xalaatam impôt ñu teg ci payoor rappel yi jaadul benn yoon. buñ la waxee sa rappel bi li nga waroon jot de 4 millions la waaye impôt yi lekk nañ yeneen 2 millions yi loolu dañ jàpp ni lu anormal la. Sawur Sène ànd na ci report examen yi waaye position wu SAMES moom ñu ngi koy xaarandi. loolu ça engage le ministère de l'éducation en rapport avec l'office du bac mais syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire comme décision boo xam ne bu bees la tooguguñu pour waxtaan xool ban attitude lañ ciy am. ci gis ci sam jàngalekat yi yëngu ci politique war nañ seetaat seen taxawaay. bu dee dafa engagé wu fenn politiquement lu ko fa fekk sur le champ politique mu assumer ko politiquement loolu mënul mêler aucunement le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. ngir indi saafara ci jafe-jafe yu jànkonteel ci wàllum koppar faaw jàngalekat yi am seen banque bopp. gis naa expérience bi Maroc ak la fondation de Mohamed V bi nga xam ne mooy appuyer les enseignants marocains à travers leur banque et à partir de ce moment question yu bëri dinañ ko mën régler. Sawur Sène di ñaax tamit ñu saytu bu baax anam yu organiser examen BFM bi. ñu gis ni jàngalekat yi léegi génnatuñu seen département pour dem beneen loolu taxul BFM bi crédible. lu jëm ci wàllum pré-DMC ak tamit payor pension yi njiitu SAEMS mi ngi ñaax nguur ji fexel ba lépp mën a sotti ci ni mu gën a gaawee. jaajëfal ko Ousmane Demba lu jëm si jëfandikoo mbatin mi si biir kër yi balaa kenn amati installation faaw nag mu am kaddu yoo xam ne daan nañ am si validation comité bi yëngu si wàllu woowu si réewum Sénégal daan nañ koy samp nag li ko waral di li nga xam te ne bi moo di kaaraange aar ñëpp ñoo xam ne ñoo jëfandikoo li nga xam ne moo di courant bi lakk-lakk yi nga xam ne ñu ngi koy séntu nag rawatina yenn si biir jay yi te courant bi di ko waral loolu yëpp ñu mën ko daal di wattandikoo te du daal di am ñu daal di siy teewlu moom du leen fàtte. jëlee fi accident yi nga xam ne mu ngi jóge ci mbirum courant ngir mu am fokk ñu mën a def ay installation yu jaar yoon ci kër yi loolu tax na ba comité sénégalaise bi yore mbirum kaaraange ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo courant bi la jóg teg ay jumtuwaay ngir gën a mën a saytu installation yu ñuy def ci wàllum courant. li tax a jóg COSYEL mooy aar askan wi dund ba nga xam ni lakk-lakk boo xam ni ci électricité la jóg doon loo xam ni fàttaliku lay doon ci population sénégalaise bi yépp ñu dund ba diirtuñu dégg lakk bu nga xamante ne incident origine bi électricité la. nee nañ lu toll 60% ci installation électrique yi dëppoowul ak li yoon santaane loolu lañ fi bëgg a dindi. kaaraange ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo mbirum courant bi doon na li nga xam ne war nañ ko teg ci kanam balaa ñoo xalaat naka la ñuy séddalee mbirum courant gi lee lu nu mel mooy xalaatu ñi nga xam ne ñoo nekkee ci association consommateurs yi lay bi nga xam ne imam Youssoufa Sarr moo leen fi toogal. mu jox leen na gëdd gu day na ku fi amati compteur di ko branché da nga jaar ci ñoom ñu ñëw xool li bala lay jox courant ñu xool li ngay def ak sa branchement ndax tegu na ci yoon wala tegul ci yoon ndax ànd na ak kaaraange sa kaaraange wala déet
li lay itteel li lay gën a war a itteel mooy seen wér-gi-yaram ak seen bakkan bala ngay wax la ñu jëfandikoo donc ñun loolu moom dañu ci nekk dafa nekk loo xam ni maanaam suñu warugar la pour ñu teew fii daanaka mën nañu ko li ñuy def ñun lañu koy defal parce que ñun li ñu gën a itteel mooy consommateur te consommateur bi nag li ñu gën a itteel ci consommateur mooy bakkanam. fexe ba ñoñal mbirum kaaraange ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum installation courant gi la ci wàllum kër yi doon na li nga xam ne waxtaane nañ ko ci benn ndaje bi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ak société sénégalaise bu yore mbirum kaaraange ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo courant waxtu ji nga xam ne ñooñu le gën nañu xalaat yan pexe la ñu mën a teg ngir gën a mën a sàmm kaaraange ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo courant gi la. Mamadou Lamine Fati di ko jaajëfal lu jëm si ñi nga xamante ni bi nag ñoo nekk sa village artisanal ba sa diwaanu Kaolack ñoom jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund si wàllum koom ñu ne bari na ndaxte gisatuñu jëndkat rawatina jamono ji ni mu mittee ñi nga xam ne ñoo doon ñiy jóge biti réew di ñëw it dafa mel ni tegtal yi si diwaan boobee dafa daal di tumuranke waral ñoom it tumuranke daal leen fekk si te ak njaboot yu bari ñëwal seen ginnaaw te liggéey boobee rek la ñu yaakaar dem fekk leen ngir saytu naka nañuy dundee ak seen liggéey na muy demee maam Seynabou Ba Augustin Mandang. ci bërëb bii ñu nemmeeku fii bari na ñu fay liggéeyee tëgg ràbbkat yattukat ak ñeneen ak ñeneen bërëb bu ngande loolu waaye wéet loolu ak si leen fi jàmm ci village artisanal bu Kaolack bu ñu sukkandikoo ci Alioune Badara Sow seen activité buy dox touriste yaa tax. Généralement njaay mi ngi coïncider ak ouverture saison touristique bi d'octobre jusqu'au mois de mai waaw instant boobu daal lay gën a florissant mais quand même am na ay clientèles yu ñëw au niveau local ñuy ñëw fii jënd ces produits comme ça immigré yi ñëw fii delluwaat nañu jaa fi jënd produit am na ñoo xam ne si ñëw di def ay commandes au niveau des bijoutiers et des consorts. fii leen nag am na ay jafe-jafe comme niñ koy nemmeekoo ci bërëbu liggéeykaay bu ne Touba Thiam moom tëgg la. dafa tey première moom mooy clientèle yi moom ñu bëri soo laajee village artisanal xamuñ ko village de nit dafiy dugg sax tey ñëw na xamu woon lii am na village artisanal client daal moo des daal publicité bi daal moo des daal. yattkat bii nag di Mamadou Sow moo ngi joxe ay saafara. suñu village artisanal dañoo am problème mu touriste parce que fii chaque jour touriste yaa ngi fiy jaar di dem parce que dëkk bi Carrefour la mais fi nga xam ne nii fi ñuy foofu la ñuy visiter village bokku ci boo demee ba ci kaw carte bi marché central moo ci nekk peut-être ak mosquée Medina Baye yu demee noonu mais village artisanal mi nga xam ne moo gënoon a soxal touriste bokkul ci. bon solution yi ñu war a def yëpp mooy ñi nga xam ne ñooy yor wàll googu jàpp ci ba nga xam ne touriste bu wàccati boo waree jaar Kaolack dina am carte de turu village artisanal dina nekk ci carte bi nga xam ne nii mooy site yi ngay visiter nga mun a jaar village artisanal bi. village artisanal bu Kaolack ñoo ngi ko créé ci atum 1973 li ko tax a jug nag mooy jëmal artisanat kanam waaye nag ñoom ñii di fi liggéeyee ñoo ngi ñaxtu ci li ñu dul gis ay clients seen clients yu ci ëpp nag ay touristes lañ donte liñ leen di gis bariwul. Mame Seynabou Babou CMU di couverture maladie universelle di ñi nga xam ne ñooy saytu ñi nga xam ne ñoo di mag ñeek gone yi ngir wér gu yaram gu matandi tar nañu joxante loxo ak ñi nga xam ne ñoo di baykat ya ak kuréel goo xam ne moo ëmb baykat yi si diwaanu Thiès lañu daal di lëkkaloo ngir taxawu leen ci wàllum wér gu yaram si force la si ki nga xamante ne bi moo di jëwriñ ji jiite googule kuréel ngir mu ne li nga xamante ne bi taxawaay bi ñu am si réewum Sénégal jubluwaay gi mooy egg si juróom-ñaar fukk ak juróom si téeméer boo jël ngir wër réewum Sénégal ndax ñu ngi toll si juróom fukk ak ñett ñu teewlu si Alexandre Sène. kuréel bii di agence nationale pour la couverture maladie universelle jëmmal nañu seen lëkkaloo ak plateforme yu bari yi nga xam ne dañu yëngatu ci wàllu mbay. ñun dañu war a couvrir secteur informel ak monde rural. li ñu bëgg mooy fexe ba ñëpp dugg. président 75% dañu sason 75% yooyu dinañ ko atteindre. ñoom ñi yëngatu ci wàllu mbay rawatina ñu nekk ca kaw ga dee nee nañu dinañ def campagne bu mag ci wàllu communication ngir rek seen i ñooñ mën a dugg bu baax a baax ci lii di CMU. dañu am lëkkaloo bu ñu fas suñu diggante ak CMU. gis nañ ne CMU bi lu am njëriñ la mi ngi dox naam waaye ba bëgg doxin bi gën a bar
bar nag jëm ci monde rural bi dem sur le terrain ngir renforcer mutuelle yi mu gën a dox li mu nit ñi lañ bëgg mu bari ñi ciy bokk lañ bëgg mu bari waaye du benn ñaar ñetti ñeent ba jëm junne bi jun déedéet dañ bëgg mutuelle bu nekk ña cay faju la fa ne ci alal man defaj ba des na ci li ñuy laaj donte président def na ci effort mu ngi def genn wàll ñu def genn wàll ci juróom-ñaar téeméeri ak ñaar téeméeri yi ñu ci bokkee waaye ñun amee ci yeneen xalaat mën nañ am ci 100% incha allah. li ni mel la député Alioune Diakh wax jàpp na ni sax faaw rek ñu xeex bu baax a baax ak ñenn ñi nga xam ne sax daanaka li ñuy ŋàññi lii di couverture maladie universelle bëri na. Avec la nouvelle démarche, la CEMI pense devoir effectivement travailler avec les plateformes agricoles et qui sont partout dans le pays et surtout dans le monde rural. Je crois qu'on va améliorer le travail et on parviendra à atteindre les 75% du prix travaillé pour effectivement dépasser même les 75% du président de la République. Et pour cela, il n'y a pas meilleure solution de passer par l'agence de la couverture maladie universelle. couverture maladie universelle ak kuréel yi nga xam ne de ñoom ñoo ëmb baykat yi nekk fii ci Sénégal ñu ngi fii ci diwaanu Thiès ngir waxtaan bu sax liñ ci jublu moo di ñi di baykat yi dugg bu baax a baax ci lii di couverture maladie universelle ndax mën na leen yombal faju bi rawatina ñi nga xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw. ñu leen ko doon junj ci bopp xibaar yi gëstu bés bi jëm si ñi nga xam te ne bi ñoo di luye ay woto si Ndakaaru ñoom nag jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ jànkonteel bëri na lool ñàkk ñoo xam te ne bi ay samba boo lañ ñëw luye woto pare luubal ko ne mes ak woto ya duñ ko tege ticket waral nag ñoom it ñuy def ay matuwaay yoo xam ne faaw kuy bëgg a luye woto faaw nga jaar see indi ay carte d'identité yu ni mel ngir bu ko defee foo mën a nekk ñoo xam la ak man laa seet si war la ñu seet leen woon ngir gëstu seen liggéey ni muy demee ñu ànd seek Ngor Diouf ak Moussa Fall. luwe ab ndamaar di ci dox say soxla ñu bëri jàpp ni ab sag la lu soriwul dara bile VDN ñu bëri di ci yëngu di ci daan seen doole Abdou Karim Niang di ab gérant parking jàpp rek ne faw mu am ay conditions yuy tax mu luwe nit ab ndamaar. ki ñu war a luwe oto daal mooy ki nga xam ne mat nag du ci ay at cim xel la ak ci ay jëfin donc dafa war a am tamit lu ñuy wax permis de conduire. mooy tax mu war a mën a am oto buñ ko loué pour mu mën ko dawal donc loolu daal mooy première condition bi yow miy joxe tamit nga bañ a jox ay xale. lu ko soriwul dara Oumar Diagne moom it muy yëngu ci li ni mel moom nag jàpp na ne faw mu xamanteeg nit laata mu koy jox woto. ñun moom fii nii dèjà ñun pour ñu loué la sax il faut ñu xam la ñun il faut ñu xam la moo tax dèjà ñun li ñu loué sax bariwul parce que il faut ñu xam la wala nga nekk nit boo xam ci ne nit bu majeur bu mature nga quoi. voilà xam nit ki moom moo fait nga xam benn nit yow ñëw boole ma ak moom wala man ma xam nit ki personnellement pour mën ko jox sama oto mu dem ak moom parce que affaire location dafa nekk loo xam ci dafa xaw a doy waar quoi parce que parfois mën nga louer sa oto nit mën na cee def mën na koo louer ba pare dem def ci njaaxum wala mën na koo louer ba pare daw ak moom yóbbu ko. louer nit ab ndaamaar ñu bëri jàpp ne liggéey bu taaru la wante buñ doyloo ay kàddu Abdou Karim Niang risques yi ak jafe-jafe yu mën a indi bëri lool. problème bi nag mooy nit ñi dañuy ñëw ànd ak xale dem loué ci seen tur wëlbati ko jox xale yi donc problème yi am lépp loolu la te xale yi buñ génne guddi lu ne la ñuy def ñu ci bëri ci xale yi nga xam ne dañuy loué oto pour génn guddi ay solaar lañ ñii dañuy tux ñii dañuy drogué ñii dañuy naan ànd ak seen i copine dañuy cotiser pour loué oto ku nekk day bëgg a ñam ku nekk day bëgg a dawal moo xam ki man ak ki daw man su ma gisee oto buy daw damay xam ndax kii dafa loué oto bi wala moo ko moom. parce que ki jënd oto donte oto 1 million la jënd dina xam nan lay gérer otoom ci yenn yi. donte yoon ak yoonal guñ teg ngir gën a ñoŋal bile secteur ñu bëri di ci yëngu te amuñ benn yoon ndigal li ni mel di tax ñuy faral di nemmeeku ci bile secteur ay jéeya. jaajëfal ko Ngor Diouf jaajëfal leen yéen tamit mbokk yi si teewlu bi lii moo yëkkati bi la jotaay beneen jotaay 18h45 la doon si kàlla may nasaraan mooy si dig daje si biir la total ak Adama Anouchka Ba xibaar yi di wéyandi si 3w.media.sn